salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di ziar di leen delloo njukkal te di leen remercier ci abonnement bi ngeen def ci sama chaîne YouTube di wax ñi nga xamante ne abonné guñu nañ abonné wu parce que chaque instant dinañ leen andil ay nouveautés ay news ak xamal leen li xew ci dëkk bi te gars yi waxuñu ko waaw tey nag dama dellu si def analyse ci phénomène de société bi am bi ñuy woowee Zeyda Zaman depuis démb mi ngi jaxase Sénégal jaxase tarixa yëpp. kenn xamatul fu mu féete def na King Fahd Palace benn conférence lire fa lettre am wax fa wane fa boppam ci la ko ñëpp xam te sax am na ay télé et média Sénégal yu ko dooleel parce que ñoom ñoo jël conférence am boobu noonu jàllale ko ci média yi ba tey jii ni mu am buzz bi mu am. Zeyda Zaman moom nee na moom mooy yonent bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg leen ma bu baax. Elle dit qu'elle est la messagère du messager d'Allah Seydina Muhammad Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na kon moom moo fi teewal yonent bi mission boobu moo ko fi andi mu doon benn affaire bu doy waar bu bizarre li nga xamante ni Sénégal rek nga koy gis ci dëkk jullit yi gars yi nag war nañ cee jóg parce que Sénégal chaque at nga gis phénomène bu bees ñëpp a ngi fàttaliku phénomène Mohammed El Cheikh kooku noonu doon woote naan. moom mooy xutbul ak biir mooy ki nga xamante ni moo war a soppi jamono bi moom moo war a jubbante nit ñi mooy ki nga xamante ni moom mooy ñëw beesalaat islam on se rappelle tous de Mohammed El Cheikh naa leen tegal vidéo am léegi ngeen déglu ko mu ne ajjuma dafa daan jot mu yéeg ca kaw asamaan jiite yonent yi sallallahu alayhi wa sallam jiite leen ajjuma dellu siwaat ne yonent bi xamal ne ko ni ko toll nga ci daraja boo xamante ni fa yàlla bés bu weeru koor jotoon sax nga teg sa baaraam ne weer bii laa bëgg ñu woor yàlla nangul la weer boobu noonu képp ku woor sa ci sa weer yàlla may ko woor képp ku woor ci weer bi nga xamante ni mooy weer bi ñëpp xam yàlla du ko may woor maanaam yow boo ñaane yàlla toxal weeru koor sax dina ko toxal subhanallah du samay kàddu Mohammed El Cheikh la yàlla na ma yàlla jéggal ci wax yooyu. beneen bi mooy yonent bi ni ma am nga sañ-sañ ci diinu islaam sañ-sañ bu tolloog su nu rëddoon tey weeru shahru ramadan al mubarak ni jamono ji la ni woor nga rëdd beneen weer ni weer bi la ni woor yàlla fekk si la ci weer boobu nga wax waaw yonent bi ma ko wax nee na ma Seydi Mohammed El Cheikh ma ni ko làmbayka mu ni ma am nga sañ-sañ gu tolloog ci diinu islaam su nu rëddoon ni weer bii la ni woor nga rëdd beneen weer ñu woor ci sa weer ba nga rëdd yàlla nangul leen koor ga ñu woor ca weer bale yàlla rejeté yàlla may na la pouvoir boobu ci islam te man yonent bi maa la ko jottali ci sama làmbi kon sama relation ak yonent bi su ma ko doon tudd su ma ko doon wax dootu mu xam relation ba sax lan la ndax même nit ñi ci monde shahada am na ñu ci mënul comprendre loolu lan la. ñëpp xam nañ ne weeru koor bi jamono ba tey depuis jamono yonent bi mësta changé Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dafa fonkoon weeru koor fonk bésu gàmm Cheikh Ahmad Tidiane Chérif noonu Baye Niass tamit noonu El Hadj Malick Sy Maam Limaamu Laay ñëpp kilifa diine yëpp fonk weeru koor fonk bés bu gàmm respecté yonent bi teg ko place am mais bu kenn salteel diine islam loolu la ñuy ñaan bu ko kenn salteel. Zeyda Zaman li muy wax naan mooy ki nga xam ne mooy sauver jamono bi ci aaxirul zaman ay waay ngir yàlla nañ leen fonk diine bi nañ leen ko respecté waa màkk bi ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ la àdduna di tukki bés bi ngay woote di ñu tëkku kañ lay doon yonent ne leen xaar leen bu leen yàkkamti yàlla rek xam kon ñoom tey jii nii bés bu ñu ñëwee seen jamono naan aaxirul zaman yegsi na te xamuñu kañ la te ñoom lu leen leer na nañ dund 100 ans wala 90 ans xamuñu. amaana mën nañ dund ba seen sët yi ñëwaat dundaat àdduna di dem kon bu ñu wax naan ahlu zaman ñoom ñooy imaamul mahdi nañ bàyyi wax jooju imaamul mahdi dafa am ay principe daa am ay conditions yu koy indi dafa am ay conditions Mohammed El Cheikh bu mu woote imaamul mahdi Zeyda Zaman mooy suñu sujet tey femme boobu noonu dama xamatul sax lan laay wax ci moom parce que ana jigéen nag wax alxuraan ci kaw sa baat di dégg baatu jigéen awra la
jigéen woote mbooloo kilifa yeeg ñëpp wuy si ko man Sénégal dafa ma jaaxal ci loolu ku jug woote ñëpp daw mbabb si la ay paa ay kilifa ay mag bu doon ay xale ñu ne waaw xamuñu diine xamuñu seen diine xamuñu àdduna ma ay mag nga fekkee jamono sëñ Cheikh Tidiane Al Maktoum ki la daan wax dëgg nga fekkee jamono sëñ Salim Mbacke di la yedd sëñ Abdou Lahad sëñ Moutada fekkee jamono Cheikh Ibrahima Niass 1975 la gaañu yàlla na yàlla yokk leeram ñooñ daan la wax dëgg ba jamono sëñ Moustapha Sy mii nga xam ne moo mujj di wax dëgg sëñ Moutada dëgg yooyu yëpp doyatu la nga dem di déglu ñi nga xamante ni fekkee wuñ jamono yooyu yëpp jamono yu mujj yi lañ fekkee nga gëm leen ci kàddu te ñële waxoon nañ la lépp ba mu leer Sénégal ñu ne am chance te exploité wuñ ko diine bi dafa mat sëkk ñële ñëw leeralal la ko expliqué la ko ba mu leer naññ amatuñu benn lay ñun waa Sénégal bés damay wax naan bés su penc bés bu ñu demee am ñu lenn lu ñuy lay parce que andil nañ ñu lépp c'est comme si tu avais un professeur à l'école un répétiteur professeur de mathématiques à la maison et des amis qui font le maths et qui t'expliquent en sortie dans le quartier amatoo lay naan duma jàng mat parce que wax nañ la lépp ba mu leer lépp leer na ci sa bopp Zeyda Zaman gars yi moytu leen je pense que elle est possédée parce que ni muy def baatam bi noonu di ko changer naa leen tegal kii bi ngeen déglu ko affaire bu doy waar diine bi du foo yal nañu yàlla jégal yal nañu yàlla jégal yal nañu yàlla jégal astaghfirullah yal nañu yàlla jégal ñu topp diine bi charia topp sunna benn signe laa leen di wax mooy mag ñi ngi fiy dégg yëpp Seydina Limaamu Laay radiyallahu anhu Cheikh Ibrahima Niass Abdoulaye Niass maam Abdoulaye Niass radiyallahu anhu Sëñ Tuubaa radiyallahu anhu El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu ñoom ñëpp njaasaan ñoom ñëpp bi ñuy commencé seen yoon wi dañ daan làkkatu ba suñoo bëgg feeñ Seyd Limaamu Laay dafa làkkatu woon ba xëy feeñ Cheikh Ibrahima Niass làkkatu nekk ca àll ba Koosi àll ba fële ba xëy feeñ El Hadj Malick Sy làkkatu dem fu ko kenn xamewul di béy ci tool yi di liggéey ci tool doon paysan di jàngale alxuraan làqatu ba xëy tey doomam yi ñi ngi dem fépp sëtam yi ñi ngi dem fépp ci àdduna sëñ Touba dafa làqatu woon ci coin di jàng ba bi Maam Mor Anta Sali wàccee mag ñi ne ko da ngay dem jege Kajoor fële ci Lat Joor nekk ci wetam mu def la taxawaay bi nga xamante ni fa la defoon sa baay sëñ Touba ne leen déedéet du ma jege mukk nguur yàlla kese laay jege maanaam kooku loolu àdduna tax ko woon a jóg leen tax woon a jóg ils étaient nés dans des familles nobles mais dañoo bàyyi alalu famille boobu noonu yëpp dem liggéeyal yàlla ba tey yàlla feeñal leen sawaay fii ku fi jaamu yàlla dëggu yàllaa lay feeñal mais du ci 4x4 yeeg du ci alal beeg yooyu mais xoolal ñii xool leen ay King Fahd Palace la ñuy defee seen kii ay dawal 4x4 nit ñi di leen topp ay defar ay t-shirt de gauche à droite mais gars yi loolu yooyu yëf caaxaan la Baye Niass ba muy commencé xalaatul woon sax dem King Fahd xéwal bi da koy fekk si sëñ Touba ak ñeneen dañ ko daan teg ci yoon yàlla rek ka leen taxoon a jóg ñoom buñ sañoon sax leer na man buñ sañoon tey jii nii loolu yëpp du am yàlla kese leen tax a jóg ñoom yàllaa leen fay liñ liggéey moo tax seen sët yi tey nekk ci teraanga mais yéen ngeen jiital aloolu àdduna non mais attendez mais fi ñu jëm Zeyda Zaman nañ ci wax kilifa yi nañ ci wax jigéen elle est jeune bëgg a jël yoonu boppam un secte je ne sais pas lu mu bëgg a def noonu gars yi nañ leen ci jóg elle sait bien lu tax mu def ko King Fahd place bu sécurisé tëj ko wooye teleem bu ko defoon ci mbedd man maa ci njëkk a wax ndax du ma seetaan ñuy tilimal diine bi allah kulli àll du ma ko mës a seetaan. beneen bi mooy Mawlaay Cheikh Ahmad Tijaani dafa ni ma yaa détenir sama malaan maanaam malaan bi nga xam ni su àdduna dee tukki moom laay wax
nan ma ko lemal indil ma ko yow Seydi Mouhamed El Cheikh yaa ma koy indil. beneen bi it mooy Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ni suñu taxawee yowmal xiyaam ëllëg xam nga yowmal xiyaam ëllëg suñu taxawee Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani min baru leer lan kay tabaxal mu taxaw ci mu jël kayit bi kayitu lan kayitu daayiratul imaani képp kuy taalibeem sa tur a ngi ca kayit boobu mu ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh yow laay jox kayit bi nga liir tur yi ma yëg ca kaw podium ba ñetti marche la taxaw ci wetu Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani commencé di tudd tur ya gaañu di yéeg kenn par kenn ba taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani di jeex kooku fa la ngëneel yam Cheikh Tijaani defal na ma ngëneel barzaqul maktum bii di ajjanaam moo tax ma ni wëli bu ma xamul nit ku ma xamul ci taalibe Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani ci monde shahada bi it boo demee ëllëg xam nga ma ndax barzaqul maktum di àjjana Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani bi muy dugal taalibeem yi sama tur a nekk ci buntu ba di Seydi Mouhamed El Cheikh di étincelle Mawlaa Cheikh Ahmad Tijaani may ma ngëneel googu ni ma doo jur ku dul waliyu man du ma am doom ju dul waliyu mënul nekk mu ni ma taalibe bu la jege nekk ak yow ca Medina Cheikh nekk waliyu taalibe yi ma am yëpp ay waliyu lañu